وجنة عن هاتك مريدي ومن فعل لكل هاد مسلم ومدفعا عن كل عاد مجرم وحجة لمن بضعف ارتدى وهجة على مخالف غدا ومطلبا لطاحة الرعيم ومهربا من طاعة الرجيم ومسلكا لسبل ابتداع ومتركا لسبل ابتداع ومسكنا لجلب كل خير ومسكنا لدفع كل غير وسببا لفتح خير الغيب وسببا لدفع ضير العيب وأرضه جعل أرض رزق وأمان ورحمة وسعة كل أوان يا دافع الأسواء والأكدار بالمصطفى ادفع كل سوء عن داري واغفر لمن بنوا بناءها الرفيع واغفر لمن أمرهم بجميع ولجميع من آنهم على بنائها الذي بفضلك اعتلى واغفر لكل من بها قد سكنا وللذي لها لخير ركنا ولتجعلنا هذا الامتلاء نورا ورحمة بلا انتهاء وارزقك الأطيب الهلال في العسر واليسر على توالي وليزد فيه بعلم ينفع ورفعة السيف بقلبي يخشع وليهاب فيه دعاء يسمع مع القناعة بالنفس تسبع والزوجة صالحة تعين على التقى والبر يا معين. ñi ngi leen di saare yéen ñëpp di leen bal xaq di leen bal wax di leen tël programme bi nga xam ne ci la ñu nekk ngir sëriñ bi xam nañu ñun suñu bopp cër bi ñu ko war a jox ci coono bi mu toggoo ba ñu bëgg ko ñu di ko waxal waaye xam nañu ne lu toll ci weer woo xam ne du mu ngi ci programme yi guddeeg bëccëg kum ci doon sa wajur da nga ko jox cër booba moo tax ñu ko tudd xam nañ ne liggéey diine la nekk lislaam lay liggéeyal kon du teenu jox ko cër suñu bopp xam ne nun ñii sax sonn nañ ñetti nit lañ may ñu wax kenn nit mooy Serigne Pape Dramé président Mika su noppee jox Abdou Mbaye mi nga xam ne mooy boo def tërës mu complété ci waxi Pape Dramé Serigne bi wax ñaan ñu tàggatoo ñu ngi sant yéen ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullah. auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah. mbokki jullit yi mbokki taalib yi fi teew ñu ngi leen di nuyu di jël nuyoo bi ak ziar bi yëpp di ko teg ci loxo Cheikh Mamor Mbakke
mi suñu gan di suñu kilifa di Cheikhul Khadim ci yoonu murit ci bitim réew. may wax ne taxawaay bi sëñ Muntaxa Mbakke ibn Cheikh Mouhamadoul Bachir taxawee ci yoonu murit moom lay taxawee kon ci yoonu murit ci bitim réew. loolu kon sëñ Maam Mor ñu ngi lay dalal di am mbégte bu baax a baax di am jataay bi ak yow. mu nekkoon kon suñu gan depuis le 19 juillet ñëw fii kon ci New York waaye ñëw ci États-Unis ak Canada nekk suñu gan. kon nag semaine culturelle Cheikh Ahmadou Bamba yi mu ñëwoon di jiite mooy bëgg a jeex muy kon ñëw di tàggatoo ak ñun. kon ñu wax ne dañu am remords ak regret xol bu diis ci gan gu tedd gu màgg gu la ganesi woon ba fas yéene kon wan la ginnaaw dellu waaye te mu leer ñu ne dellu giit teewul saa su ne mu ngi nekk ak ñun ci ay xol ak yéene. kon Cheikh Mame Mor ñu ngi lay sargalaat bu baax a baax a baax di la dalal fii di am mbégte bu baax tamit ak it di ci ñeewantu mbokki jullit ak mbokki taalibe bi yépp ñu nga xam ne ñoo ci bokkoon nekk nii ak ñun. semaine culturelle Cheikh Ahmadou Bamba nag wax nañ ci waxati ci mu nekk ay événement yu historique yu am solo ci yoonu murit waa am solo lool ci diine ndax it nekk na ay bis yu nga xam ne yoonu murit day téye raaya l'islam ci monde occidental bi di ko jëmmal ju ci anam yu gën a rafet jëmmal ci wane l'islam ci ak taaram wane l'islam ak leeram wane l'islam it ci jàmm wane l'islam tamit ci defer doomu aadama. loolu kon nekk lu nga xam ne bu amuloon sax lu ñu war a créer la. loolu it am ci ku nga xam ne moo ko yeeyoo muy Cheikhul Khadim ndax Serigne Touba dañuy wax ne dundam yépp da ko jeexal kon ci yeesalaat l'islam da ko dundal ci defer doomu aadama waaye da ko dundal tamit ci yëkkati deru nit ku ñuul lépp ci anam yu gën a rafet yu gën a mat. kon nag importance boobu rek kon jar na amal semaine culturelle Cheikh Ahmadou Bamba yi nga xam ne Cheikh Mouhamadoul Mourtada moo ko tàmbali woon depuis 1988 biñ ko noppee gis ci 2004 ba léegi Cheikh Mame Mor di ko ñëw di ko ànd ak ñun ci anam yu gën a rafet. loolu kon ñu seedeel ko monde bi seedeel ko mbokki taalibe yi waaye tamit di ko seedeel àdduna yépp xam ne daal suñu mbégte la xam ne tamit kuy siggil yoon wi la xam ne it kuy siggal islam bi yépp la. Murid Islamic Community in America nag nga xam ne moo tax ñu taxaw fii di leen représenter nekk tamit organisation bu nga xam ne Cheikh ci ndigalal Cheikh Mouhamadoul Mourtada kon ci la judd woon depuis 1988 am ñu ko fi jiite woon yàlla dogal nekkatuñu fi ak ñun ku mel ni sëñ Mbacké Ndiaye sëñ Baloo ji ak yeneen i kilifa yu baax ñoo ñëpp kon ñu ngi ci suñu mémoire ñu ngi leen di ñaanal yàlla yokk leen leer te lépp lu ñu fi def yiw bi di dem ba ci ñoom ñu di ko jariñoo. ci loolu it ñu gërëm ci bu baax nag sëñ Moustapha Mbacké Gaynde Fatma ñi nga xam ne ñëw sëñ Mourtada fii ci moom la ko yàlla jaarale. sëñ Moustapha Mbacké Gaynde Fatma ci njàmbaaram ci dëggoom ci bëgg lu baaxam ñu wax ne kon organisation bii di Murid Islamic Community in America juddu ci ndigalu Sëriñ Mourtada waaye lu jiitu mu ñëw fi nag fekkoon na taalibe it daayira yu bari woon na fi mën nañu wax ne sax am na daayira Sëriñ Tuubaa bu nga xam ne nekkoon na fi waaye dem ba nga xam ne xaajaloo am na ci seen biir ñi nekk Brooklyn
ñeneen bëgg a taxawal leneen Manhattan ci sëñ Mourtada kon digal ñëpp ne nañu dem benn ci lu nga xam ne day boole ñëpp ci genn buum muy juddu kon nekk Mouride Islamic Community America. moo tax it nag action bu ñu mës a def ak it jumluwaay bi saa su ne rek dañuy bàyyi xel loolu nga xam ne moom la fi sëriñ Mourtada fekkoon boole ko mu doon benn te ba léegi luy suñu ndam rek mooy unité boobu ñu ànd nekk benn. kon loolu dañ koy dénk suñu bopp di ko dénk mbokki taalibe yi di ko dénk mbokki jullit yépp ñu xam ne rek bennoo nekk benn rek mooy bëgg-bëggu sëriñ bi mooy bëgg-bëggu suñu borom. loolu tamit moo ñuy jox ndam tey ak ëllëg nañu kon bàyyi loolu nañu bàyyi xel loolu. objectif premier bi ci création MICA mooy unité booloo nekk benn loolu kon nañ ko bàyyi xel bu baax a baax ñu góorgóorlu ci fexe ba dara bañ a yàq loolu. benn déviation bu mën a amit ñu xam ne dellu siwaat rek renforcer suñu unité gën a mbooloo mi gën a yokk waaye gën a yokk pas-pas gën a yokk tamit yéene ci lu jëm ci Serigne Touba xam ne kat ay missionnaire la ñun ñëpp. Serigne Touba dundam gi at yu baree bari def na ko bitim réew muy Gabon muy Gànnaar muy Libreville muy Mayomba loolu yëpp kon dara waru ci veine bu nga xamee ne kon taalibe murid yi laxasaayu nañ dem bitim réew saa su ne ñu war a am kon en conscience que ne kat seen sëriñ lu nekk daj na ko ngir ñu am jàmm tey ngir tamit l'islam bañ a fay ngir tamit ndamal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ndigalal borom bi tabaraka wa taala saa su ne di gën di jëm kanam ñu xam ne kat tamit suñu nekk fii lu éphémère la diir bu gàtt kat ci lay doon ay at yu néew rek ni nga xam ne ñi ko doon jiite ku mel ne sëñ Mbàkke Njaay sëñ Baloji sëñ Mamour Dramé ak ñeneen danañ ñu wan ginnaaw ñii ñu nekk kon nag bàyyee mbooloo mi nga xam ne mooy mbooloo jullit yi mbooloom taalibe yi héritage boobu ñu war ko donn ci ñun bàyyi leen lu nga xam ne dana fi des pour la postérité loolu kon ñun ñëpp ñu xam ne aw sas bu nga xam ne wu ñu war a am la. kon nag bu ñu waxee loolu rek ñu ñëw ci reconstruction masjid Touba bi nga xam ne projet bi ñu ngi ci nekk ay at waaye mën nañu wax ne bi ñu ko évacuer ñi fa dëkkoon ñu génn ñu relocate ko loolu mu ngi amoon kon ci le 9 janvier 2017 9 janvier 2017 kon mën nañu wax ne ci la projet reconstruction bi nga xamee ne travail préliminaire wala préparatoire yi nga xam ne yépp jàll na ba ñu war a sóobu kon ci liggéey bi mu ngi commencé kon à partir du 9 janvier 2017 ñu dem ay weer ba mois de juin mu amoon interruption ay gàllankoor yu nga xam ne am na ci ñëwati ci diggante contracteur bi ak architecte bi ñu dem ba daawit sëriñ bi ñëw fii toog ak ñoom mu nekkoon daje bu am solo bu nga xam ne damay wax ne dafa nekkaat un autre point de départ ci liggéey bi ndax it ñooñu nga xam ne ñoo seq liggéey bi ak ñun toog bi sëriñ bi toog ak ñoom mu xam ne ñii kat ñu am kilifa lañ ñii kat ñu xam ne liggéey bi ñu leen di liggéey loolu dañ ko war a gën a jox fulla gën koo jox gëdd ñoom it jëlee nañ loolu ci daje boobu jafe-jafe yi ci amoon nag ñu dem ba mu yàgg yàlla dimbale ñu ba mu teggeeku ci ñaanu sëriñ bi ci xol yu ñu boole mu doon ba benn ndimbalu borom bi tabaraka wa taala ñëw ba kon ba jafe-jafe yooyu yëpp teggeeku ba nga xam ne dara desul lu dul liggéey fi mu nekk kon chantier bi redémarré na sëriñ bi it mën naa wax ne lu jiitu mu dem Detroit recevoir na ma xamal ñu ne amul benn yitte lu dul liggéey bi dem yegg xamal ñu ne soññaan ñu tamit xamal ñu ne mel na ni ñoo fi jiitu woon ci communauté émigré yi nekk fii
nekk sagu jullit yépp kër Serigne Touba gi tamit nekk symbole nekk jaasi ju nga xam ne day xare ci monde occidental bi mu nekk waaye tamit ci biir nasaraan yi mu nekk dem ba ab diir na kon mu tëjee lu yàgg ba su fi ñëwee tey ñu ngi ci association bi ëllëg ñu ngi ci saalu malien yi ginnaaw ëllëg ñu ngi ci soppe yi wër-wërloo bi daal metti na ko lool mu ñaaxaat ñu bu baax a baax ci gën a remobiliser wu gën a taxawaat taxawaay bu bees ba nga xam ne liggéey bi incha allah yegg ba nga xam ne balaa mu fi ñëwaat déwén fekk ñu mën ko inaugurer xamal ñu ne loolu kat fekkee ne taxawu leen ci ba loolu sotti it bu mu fi ñëwaatee it Bamba Day bi kese moo may indi bu ñu ne suba la Bamba Day bi 27 mën naa fi ñëw 28 bis bi ju topp 29 ma dem waaye du ma nangootu mukk ñu may wër-wërloo fu nekk ma fay taxaw loolu la kon sëñ bi ñu gërëm la ci sant la ci bu baax a baax a baax tamit di ci soññ suñu bopp kon di ci soññ tamit mbokki jullit yi ak mbokki taalibe bi yépp ñu gën a góorgóorlu gën a amaat beneen taxawaay mu sas ñu tamit ne na ngeen dem kon ci chantier bi def tour de chantier def ko visite ñu xam li ñu fa defagum xam tamit lu ci des nga xam ne leer na lii buñ ko amee def ko incha allah dana yegg xamal ma tamit ne ñaata temps lay jëlaat pour que liggéey bi war a mën a yegg daanaka ñiy seq liggéey bi loolu war nañ ko mën a def dem nañ fa kon def visite bi def évaluation certainement dana bàyyi sëñ Abdou leneen li nga xam ne war nañ ko ci compléter après mu ñëw compléter ko ci waaye daal ñu xam ne lépp daal lu positif rek vraiment lañ ci gis lu nga xam ne it lu nga xam ne lu ñuy gën a jëmmal la lu ñuy gën a dooleel lu ñuy gën a ñemeloo te it bokk na ci mission Serigne Mourtada li mu daan ñëw fii xam ne njabootu Serigne Touba Guinée bitim réew aaju nañ saa su ne wala benn yoon au moins ci at mi ñëw visiter leen ci lañ nekkoon mu gën leen ci dolli la nga xam ne manqué woon nañ ko mu gën leen a renforcer fexe tamit ñañu fekki xam ne ñii kat nit ñu baax lañ ñii nii ñu am cosaan lañ ñu am fu ñu jógee lañ ñoo xam ne yàqaluñ kenn dara waaye tamit fu ñu dem rek yokkute lañ fa yóbbu loolu kon taxawaay boobu moom la ñu war a gën a mën a am ñu gërëm nag bu baax a baax nag mbokki taalibe yi nga xam ne ñoom lañ nekkal fii waaye gërëm it suñu magu mbàkke yi ñu fi nekk ndool ku mel ni sëñ Fall Mbàkke gelongal ci kanam waaye tamit sëñ Xaas Mbàkke Daaru Salaam sëñ Xaas Mbàkke Landeng di jàmbar lool ci alxuraan ji sëñ Jili Mbàkke sëñ Maxtaar Mbàkke sëñ Fallu Mbàkke maam Abdou ñoom ñëpp bokk ci Mbàkke mbusoo bi te ànd ak ñun ci liggéey bi kenn mënu leen ci ñu gërëm leen sant leen di gërëm it mbusoo bi ku mel ni soxna Marème Mbuso soxna Sofi Buso ñoom ñëpp tamit vraiment jàmbaar lañ ci liggéey bi kenn mënu leen ci ñu seedal ko sëriñ bi di gërëm it daayira Maam Jaara bu baax ay jàmbaar lañ damay wax ne liggéey bii li ci góor ñiy def daayira Maam Jaara jigéen ñi ñu ngi ciy def lu weesu loolu kon nag dañ koy reconnaître ci kanam sëriñ bi di leen di encourager di leen di gën a ñaax di gërëm it beneen section bi nga xam ne judd na Brooklyn te soxna Maguette Dieng jiite ko am ñum àndal du dara lu dul ab yaatal rek sëriñ bi ànd na ak ñun dem ba foofu ñaanal leen dooli leen dénk leen kon nag te waaye ñoom ñëpp it nekkuñu dara luy ñu nga xam ne dañoo beru ci daayiru Maam Jaara bi li ñu leen di wax it topp leen ci ginnaaw ñi nga xam ne ñooy seen mag ñooy jiitul nekkoon fii ba ngeen wax ne déplacement bi xaw naa sori ci yéen ba am seen section foofu waaye ñu xam ne section boobu dafa nekk une partie intégrante de daayira Maam Jaara bi nekk fii loolu dañ koy encourager ci yeneen quartier yi nekk yu fi nekk te xaw a sori yu mel ni Bronx yu mel ni Queens ba New Jersey sax su amee ñu fa nekk mën nañu booloo ànd di liggéey waaye saa su ne it bu sa daayira Maam Jaara wootee ñu ñëw ci ñëw ànd ak ñoom xam ne liggéey bi yëpp benn la tool bi benn la te jëwriñ ji du kenn ku dul Serigne Touba kon nag benn raison wala benn motif bu waral xaajaloo warul am foofu
ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir Mika surtout mag ñi ñu gërëm leen sant leen bu baax a baax ku mel ni Baye Cheikh Mboup moo ci mag ak vieux Youssou Ndiaye lu ñu def dañuy ñëw ànd ci ak ñun sëñ Abdou Guèye sëñ Modou Fall Baye sëñ Baye Fall sëñ Habib Diom ñoom ñëpp sëñ Mor Sarr Xasaayit sëñ Cheikh Kane sëñ Cheikh Kane moom it ñu gërëm ko bu baax sëñ Sadikh Amar ñoom ñëpp ci père fondateur yi lañ bokk sëñ Ablaye Thiam ci mag ñi lañ ñoo ñëpp koo ci gis am na juróom-ñaar fukki at wala lu ko ëpp te ba léegi duñ tekki seen laxasaay ñu ngi ànd ak ñun waa laxasaay it ñu jaaraamal leen bu baax a baax ci njiital Alaaji Modou Gaye ñoom it damay wax ne liggéey boo dem wala organisation boo dem laxasaay wala comité d'organisation bi li gën a métti ñu koy yenu ñooy ëpp tamit lu ñuy contribuer buñ ne Mika sas na nit ñi $200 ci ngan gi góor jigéen $100 ñoom dañuy sasu $300 di ko joxe waaye teewul ñooy nekk ci waañ wa lépp luy liggéey organisation yëkkati chaise ak bu nit ñëpp demee ñu des fa defer ko ñooñu kon amuñu morom ci liggéey bi dañ leen di gërëm bu baax a baax di leen sant ndaw yi Serigne Touba it noonu lañ laxasoo ci seen ginnaaw topp ci seen ginnaaw ku mel ni sëñ Joosi Mbay waa collecte tamit nga xam ne ngan gi bi mu bëgg a ñëw ak bépp lu ñu organiser ñooy taxaw sëñ Habib Diom ak ñi mu àndal sëñ Modou Fall Baye Fall sëñ Ousmane Fall sëñ Balla Ñang ak sëñ Góora Gueye Brooklyn ñoom ñëpp tamit ñooy wër fu ne di dajale collecte lu nga xam ne moo yëwénal ngan gi ak lu jëm ci lépp lu ñuy organiser waa fundraising tamit sëñ Ali Gueye moo koy faral di taxaw contrôle bi sëñ Ahmed Sarr moo ci ne ak sëñ Babacar Seck ñu gërëm leen social ñu wax ne organisation yi yëpp daanaka vocation sociale la ñu am mooy dimbale aji néew doole ginnaaw bu ñu taxawee nit ñi ci lu jëm ci diine di julli juróom di fas yi di defar ñi nga xam ne am nañ jafe-jafe ci seen biir waaye tamit nag ñi nga xam ne dañoo aajo tawat ñu aajo ndimbal wala it ñu toog ba mënatuñu liggéey ñu war leen a jàppale ñu dellu seen réew loolu yëpp mooy social te ñoom ñoo koy taxaw loolu nag sëñ Gora Gueye moo ko jiite ànd ci ak sëñ Ablaye Thiam ak sëñ Cheikh Kane waa finance it Mohamed Gueye ci ndaw yi la woman committee bi soxna Ndey Sall di rakku ci Mourtala Sall moo ko jiite ànd ci ak soxna Anta Diop teewal daayira Maam Jaara kon ci biir instance dirigeante Mika communication sëñ Omar Niang moo ko jiite ànd ci Alaaji Jibi Diagne ak Pape Gora Samb sëñ Saliou Samb ñu gërëm ko bu baax di suñu porte parole waaye tamit fu bare moo ñu fay teewal bëri na fu nga xam ne it mooy dem joxe contribution ñëw di xaar ñu delloo ko sëñ Mame Maram Ndiaye sëñ Gora Fall board of trustees sëñ Abdou Baaxe moo ci ne ak sëñ Madieng ak sëñ Basir Fall sëñ Bachir accueil sëñ Abdou Guèye ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm imam yi tamit imam Khadim Bousso ñu gërëm ko ak imam sëñ Aliou Mbacké imam Moustapha Diop mu nga ba Sénégal ak sëñ Abdou Samad Mbay waa culture it sëñ Cheikh Amar ak ñi mu àndal ñu gërëm leen bu baax a baax soxna Uli Mata Bey nekk ci njàngum alxuraan bi waaye nekk tamit ci secrétariat ak sëñ Mourtada Ndiaye ñoom it ñu gërëm leen jàmbar lañ lool lu bari lu ñu gis ci organisation bi ñoo koy taxawu kon daanaka bu loolu weesoo rek mën naa yem foofu bañ a guddal trop jox sëñ Abdou Baaxe mu ñëw li mu mën a complété ci wàllu chantier bi mu def ko balaa kon ñuy jox kàddu gi sëñ Mame Mor Mbacké jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu gërëm it soxna Mati Diouf soxna Fat Sam ak ñeneen soxna yi nekk ci laxasaay yëpp jërë ngeen jëf sëñ Abdou. asalaamaaleykum barke sëñ Massamba ñi ngi nuyu di ziar sëñ Mame Mor ñi ngi sant aussi communauté bi di remercier président Pape Dramé dama leen di defal benn présentation rek ci projet bi li ñuy wax progress report sëñ Mame Mor sëñ Jigal woote na wax ñu ni dafa bëgg da nga bëgg ñu defal rapport wax la projet bi fi mu toll ak lu ci des commission housing bi xam ni man maa ko jiite Abdou Baaxe Mbaye
ànd nañu ak sëñ Madieng Ndiaye di secrétaire au board of trustee bokk ci di membre housing committee ñu ànd ak sëñ Papa Makodou Diop di vice président MICA bokk ci housing committee ànd ak sëñ Abdoulo di vice président MICA bokk ci housing committee sëñ Mamadou Mourtala Ndiaye di secrétaire général u MICA bokk ci housing committee sëñ Ahmed Sarr di coordinateur u financial control board bokk ci housing committee sëñ Mamadou Dia di trésorier MICA bokk ci housing committee sëñ Bassirou Fall di membre board of trustee sëñ Fallou Diakhoumpa di vice président MICA bokk ci housing committee sëñ Papa Sete Dramé di président MICA bokk ci housing committee sëñ Abdou Karim Samb bokk ci board of director ñu amoon fayit sëñ Papa Diédiou ñëwoon fekke ko ni yaa wax pour mu ñëw fekke ko donc ñun ñooñu ñoo demoon ca kër ga def li ñuy wax site visit maanaam ñëw wër projet bi pour constater liggéey bi ñu fa liggéey bi fa complété damay def une présentation pour expliquer mbooloo mi lan moo constituer projet bi bala may ñëw ci loolu sax dina wax ni bi sëñ Jigal ñëwee wax ni da nga bëgg ñu defal rapport njiitu MICA yi waxtaan ci ak housing committee ñu am ci bégte ndax 2013 bi projet bi commencé ba léegi at mu nekk boo fi ñëwee man ci sama bopp dinaa la defal présentation orale jox la dossier projet bi pour nga yóbbaale ko 2013 2014 2015 2016 2017 defal nañ la rapport yooyu 2018 it moom la ñu bëggoon def bi nga ñëwee nga dajeek architecte bi ak entrepreneur bi waxtaan ak ñoom bi ngay ñëw nii it préparé woon nañ ko pour defal la rapport boo ñëwee ñu jox la ko di seede it ci mbooloo mi board of director bi xam ni ñoom ñoo yore liggéeyu MICA weer wu nekk dinañu daje housing committee dina def rapport de suivi wax leen projet bi fu mu toll wax leen état projet bi fu projet bi toll bu ñu amee benn problème ñu wax leen ko housing committee dinay daje di def réunion technique ak contracteur bi architecte bi ak ingénieur bi bu ñuy demit damay woo président bi depuis imam Dabo jaar ci Serigne Lo ba ci Pape Dramé damay woo président bi ni ko war nañoo dem dajeek liggéeykat yi tànnal ñi war a ànd ak ñun dem président bi woote lim bu takku ñoom ñëpp bokk ci housing committee ñu dem toog ak ñoom suñu ñëwee réunion bi njëkk ñu leeral ko board of director bi board of director bi nag ñaar fukk ak juróom-ñetti daayira yi def MICA ñoo yónni seeni jëwriñ ñu représenté leen donc chaque mois dinañu xamal mbooloo mi jaar ci board of director bi projet bi fi mu toll may wax ni août 2012 bi fi sëñ Mamor ñëwee ci ngan gi la waxtaan ak ñun ni ñu nañu defaraat kër gi ma laaj ci ndigal am ko woo architecte Jamil Kapan wax ko li ñu waxtaane kër gi dañ koo bëgg a def jàkka def ko fu ñuy jànge ak fu xam ni dañ ci dalal gan ni ko na ma xoolal building code New York ak kër gi ñu am ndax loolu mën naa nekk di fàttali rek ni kër gi ñu jënd kër goo xam ni état wu New York daf ci defoon xaalisam di fa def néew ji doole donc pour ñu changer statut bi il fallait que ñu xool ndax loolu mën naa nekk bi mu ko xoolee bindal ñu rapport wax ñu ni mën na nekk ñu toog ma draft benn programme maanaam loolu ñu wax ni moom lañ bëgg def ci kër gi ñu indi ko ci mbooloo mi muy auguste 2012 ba janvier 2013
ñu def ci ay réunion yu takku waxtaane ba ñu d'accord ni lii la ñu bëgg a def ci kër gi. loolu mooy programme bi ñu jël un architecte signé ak moom contrat bi ñu signé ak moom aussi mooy contrat bi xam ne l'association des architectes d'Amérique moom la ñu def pour boo bëggee jël architecte ñu jox ko programme bi janvier 2013 ba mai 2013 ci la ñu def review contrat architecte bi biñ koy def it dañu toog woo mbooloo mi ñu waxtaane ko jël avocat mu xoolal ñu ko ñu doog a signé contrat bi mai 2013 bi ñu signé contrat bi architecte bi mai 2013 ba octobre 2013 mu defal ñu les dessins schématiques maanaam programme bi naka lay mel buñ ko defee octobre 2013 ba décembre 2013 moom architecte bi commencé def li ñuy wax design development commencé def plan projet bi le 20 décembre 2013 moom architecte bi mu déposé demande de construction bi building department le 10 mars 2016 moom architecte bi ak ingénieur bi muy liggéeyal ñu commencé liggéey ci ce qu'on appelle construction documents donc documents yi xam ni moom la ñuy tabaxe kër gi le 19 novembre 2016 mu defal ñu li ñuy wax bid package mooy paquet bi xam ni plan yëpp ngi ci ak plan yi ak demande pour que entrepreneur bi mën ñoo defal proposal loolu boo ko xoolee muy juróom-ñetti phase yu xam ni mooy préparation wu projet bi donc auguste 2012 ba le 19 novembre 2016 def nañu juróom-ñetti phase yooyu bi ñu yegsee ci phase construction bi mooy 9e phase bi dañu ñëw ci board of directors réunion ma ni bépp membre communauté bi boo xam ne xam nga kuy tabax am expérience tabax juma jox ko information wu housing committee comme ça mu contacter ñu war koo mën a def li ñuy wax pre-qualification parce que entrepreneur fii dafa am loo war a matale lu building department wax ni loolu la entrepreneur war a am donc amoon nañ lu mat juróom-ñeenti entrepreneur yoo xam ni yónnee nañu seeni référence ñu xool ko préqualifier leen waa oto GRZ 8607 da nga bloqué ku xam ni dafa war a génn liggéey soo mënee wàcc move sa oto donc bi ñu toll ci phase u bidding noonu la ñu def mbooloo mi am ñu référé architecte bi it joxoon nañu lu mat ay quelques general contractors ñu def préqualification bi ñooñu la ñu jox li ñuy wax bidding package pour ñoom appel d'offre comme ça ñoom ñu defal ñu proposal loolu bi ñu defee loolu ci njeextal gi sëñ Xaas Mbàkke gis Sëriñ Lo ni ko de am na benn entrepreneur boo xam ni moo tabaxal tijaan yi tabax jàkk yu bari ndax du ngeen ko considérer biñ ko waxee sax man dama ni woon comme def nañu appel d'offre ak dëkk bi yoon ni mu mel nañu yéex na waaye ñu ni nañ ko xool ñu jox ko package mu def proposal comme juróom-ñaari moroomam yi ñu jot seen proposal biñ ko xoolee moom mu gën a tuutile ci li mu wax ki gënoon tuutile ci juróom-benn nit ñi $2,250,000 la proposé woon moom mu ni dinañu defal liggéey bi 25% moins de somme boobu
biñ ko xoolee mu nekk 1 772 000 mbooloo mi ànd ni nañ ko jël mu waxit ni dinañu ci defal ay facilité bu fekkee ni suñu xaalis jeex na dinañu jàppale loolu di donc le 19 ci fin wu décembre 2016 la ñu signé contrat ak moom le 2 janvier permis yi mu dugal building department génn le 9 janvier ñu évacuer kër gi commencé projet bi loolu lu am solo la parce que damay dégg léegi mbooloo mi di wax projet bi pour rek ñu comprendre ni projet bi du rek phase construction bi parce que dafa am une période préparative bu xam ni il faut nga jaar ci bala ngaa yegsi ci construction fukkeeli partie bi mooy close out entrepreneur bi su paree am na phase bu ñuy wax close out suñu architecte jël document yi mu war a yóbbu building department pour ñu mën a am certificat d'occupancy donc pour ma ñëw ci sëñ Mamor li mu soxla wax ni lan moo des ci projet bi as of today bis bi ñu taxaw entrepreneur bi def na bala maa dellu si bala maa jàll ma fàttali ni entrepreneur bi contrat biñ ko signeel mooy contrat bi xam ni l'association des architectes d'Amérique ñoo ko bind xam ni képp kuy def projet construction ci dëkk bi moom ngay utiliser boobu lañ ko signeel bu ngeen xoolee contrat bi dañ ko def ay rubrique lépp lu xam ni dafa bokk ci projet bi ñu war ko def dañ ko def ay rubrique mat na 25 ëpp na ko ay rubrique rubrique boo xam ni def na ko ba pare dañ koy inspecter mu jaar ci architecte bi mu approuvé ko dinaa ci dellu si donc entrepreneur bi mu tàmbalee def na mobilisation indi matériel am ak équipement am loolu mooy phase bi njëkk ci projet bi loolu pare na à 100%. Entrepreneur bi aussi def na démolition ndax xam ngeen ni projet bi projet de rénovation la reconstruction building bi lu dul shell bi dañ koy dindi donc les matériels de finition de revêtement yëpp dindi na ko commencé nañu def charpente building bi structure bi boo xoolee lu mat 40% structure bi pare na li tax may wax loolu xam ngeen ni bi entrepreneur bi tàmbalee amoon nañ fi ay yenn jafe-jafe liggéey bi taxaw ndax xam ngeen ni rénovation boo koy def ak normes yeeg loi yeeg yi ko seq am na seetlu boo xam ni mënuñu ko woon seetlu bi xamee ni building bi dañ ko occupé jël nañu ay ingénieur jël ay inspecteur ñu defal ñu liggéey préalable bi yëpp waaye loolu taxul woon ñu mën a xam li nekk ci building bi yëpp loolu moo tax bi ñu commencé démolition dañoo gis ni building bi amul fondation Baye Mbacke mas na ko wax masuma ci prêter attention waaye wax na ni bi ñu doon defar kër gi foofu nekk ci celle bi mooy ci suuf ñu fa daan def réunion loolu du espace boo xam ne dañ ko war a occuper ñun communauté bi ñoo ko wàqi gas ko ba mu xóot ba jot fondation bi ñu perong ko léegi di ko occuper loolu nag bi ñu ñëwee ba def démolition lañ ko gis ni building bi amul fondation bi loolu amee dañoo taxaw architecte bi plan yi mu préparé woon xam ni préparé na plan yi ba mu pare à 70% di xaar démolition pour ñu continuer ko dafa ñëw jël réviser plan yi loolu jël nañu diir bu ndaw ñu war a am autorisation ci suñu voisins yi pour ñu mën a continuer mu jël ñu diir bu ndaw donc di wax ni bi ñu taxawee daanaka ci juróom-benni weer toppatoo nañu problème boobu waaye dafa amoon
d'autres problèmes yoo xam ni ñun ñoo ko yokkoon ci communauté bi ñoo ko def moo tax affaire bi xaar jël 18 mois donc bi loolu mars 2019 bi loolu lijjanti nañ ko projet bi résume donc di wax ni fi mu nekk ci période 18 mois boobu bépp plan bu xam ni architecte bi waroon na ko defar muy plan HVAC bi maanaam cooling ak heating muy plan bu lakk amee ci kër gi système bi ko war a fay ak DOT application bi lépp lu xam ni architecte bi waroon na ko def na ko actuellement ba approuvé nañ ko ci diggante boobu it jël nañu ki war a defar ascenseur bi jox ko down payment ba mu defar li ñuy wax shape drawing mooy plan yi xam ni moom la war a def won ko suñu architecte ni muy defee monter ascenseur bi loolu pare na kii defar soroor bi ak kii defar xutba bi yëpp aussi jël nañ leen ba ñu def seen liggéey donc waxtaan naa aussi ak entrepreneur bi laaj ko fi mu nekk bu ñu tàmbalee ñaata temps la jàpp ni war na ko jël pour mu pare projet bi estimate bi mu ñu jox mooy bu ñu amul benn bu ñu amul benn problème entrepreneur bi jàpp na ni fii ak juróom-benni weer juróom-ñeenti weer war na mën a pare damay aussi wax sëriñ bi yan contrat la ñu am ci projet bi ñu commencé ak léegi ndax ci li mu laaj fan lañ toll ci liggéey bi ak lu ci des ma koy wax rek ni li ñu mën a xam mooy les données de base li nekk suñu kanam ndax projet bu mel nii bi ñu defee démolition amuñu fondation loolu bett nañu ndax building en général war na am fondation mais projet construction moo mel noonu léegi nga dajeeg loo xam ni fooguloo ko woon wala kenn prévoir ko woon donc y a des imprévus yoo xam ni mën na ñëw waaye li ñu lay jox mooy li xam ni moom la ñu yore mu nekk suñu cahier de charge moom lay présenté am nañu 4 catégories de base contracts maanaam contract initiaux yoo xam ni bi ñu tàmbalee projet bi mu commencé ci architecte bi xam ngeen ni architecte bi contrat wu $45,000 la ñu signé ak moom contrat 45,000 bi $35,000 la pour general services 3,500 pour rendering bu ngeen gisee photo yi ñuy def ci suñu journaux yeeg yooyu loolu mooy rendering wone bu projet bi pare nu muy mel 6,500 pour close out ndax bu liggéey bi pare moom mooy jël document yi yóbbu ko building department pour ñu jox ñu certificat d'occupancy donc boo boolee contrat am $45,000 la am na lu ñuy wax third party maanaam xam ngeen ni fii booy def projet construction dafa am préparation jël nañu ay ingénieur ñu ñëw defal ñu ay survey mappal ñu suñu property line ak ay yu bëree bëri xam ngeen ni am na ay loi environnementale booy def rénovation il faut nga xool ba xam ni amul benn matière buy mën a lor nit bala ngaa commencer te yooyu da nga ko war a am boole ko ci sa demande pour permis à construire donc jël nañu ay compagnie yu bëri ñu defal ñu liggéey yooyu ay inspecteur bi ñu trouvé aussi ni garage bi roof bi dafa am asbestos jël nañu entrepreneur mu dindi ko yooyu yëpp boo ko boolee 67,740 la contrat yëpp mi ngi ci projet folder bi ci bureau bi xam naa ni président bëgg na woote sax bu sëñ bi demee communauté bi ñëw comme ça ñu defal leen présentation beaucoup plus complète xam ni dinañu tàmbali ba ñu commencé fundraiser bi njëkk 2009 72,000 yi ñu fi fekk ba tey nii bépp xaalis boo xam ni mbooloo mi joxe na ko bépp dépense bu ñu ci def bëgg nañu def daje boobu leeral ko mbooloo mi donc third party bi ñuy préparer kër gi mi ngi nekk ci 67,750 may wax rek ni ñi ko xamul kër gi statut spécial la am
xam ngeen ni HPD jël na lu mat juróom-benni weer di def investigation xool ndax mas na am ku dëkk ci kër gi sax ñu génne ko ci lu dul noonu wala nangam xam ngeen ni aussi application permis à construire bi building department fay nañ ci 13 554,92 entrepreneur bi ñu signal ko contrat wu 1 772 250 loolu soo ko boolee contrat de base yi day nekk 1 898 534,92 am na lu ñuy wax additional services maanaam boo signé contrat nga dox ba ci biir am lu xam ni bokkul woon ci contrat de base bi dab la te mënoo ko bañ a def loolu la ñuy wax additional services xam ngeen ni sëñ Mamor bi mu fi ñëwee daaw bëgg a dajeek entrepreneur bi ak architecte bi dañ leen convoqué ñu ñëw architecte bi préparé réunion bi ñëw toog fi ay waxtu réunion dem préparer rapport loolu bokkul woon ci contrat am dañ ko koo fay xam ngeen ni bi ñu defee démolition kër gi amul fondation dafa waroon update drawing yi loolu additional services la dañ ko koo fay structure building bi dañ ko update aussi ndax bu ñu amoon fondation dañu bëggoon utiliser structure bi nekk ci building bi loolu ay bant la ñu renforcer ko ak tuuti weñ mais bi ñu gisee ni amuñu fondation war a defar ay fondation bu bees dañu changer plan bi yëpp def ko lépp muy weñ loolu aussi additional services la donc fay nañ ci $20,000 architecte bi loo xam ni loolu mooy additional services general contractor bi bi mu defee démolition gis ni amuñu fondation fallait que mu stabiliser building bi loolu bokkul woon ci contrat initial am dañ ko fay $16,250 mu indi ay poto weñ des building bi ba du daanu mu defar fondation aussi sécuriser fondation suñu ñaari voisins yi ba du collapse loolu ñu fay ko ci $29,650 bi ñu changé plan wu structure bi def ko lépp weñ quantité weñ bi yokku dañ ko fay aussi $76,000 kooku additional service la moom la ñuy wax change order loolu soo ko boolee mu nekk $161,450 nga boole ko ak $20,000 yi ñu fay architecte bi mu nekk $181,450 soo ko boolee ak les contrats de base 1,898,534,92 mu nekk 2,079,984,92 loolu mooy li xam ni moo nekk suñu cahier de charge muy li xam ni moom la ñu xamagum ni mooy suñu coût construction nag dafay am li ñuy wax cost overrun ndax projet bu xam ni bu yàggee xam ngeen ni weñ li mu doon jar il y a 2 ans romb na ko ndax président Trump bi mu ñëwee def ay policiers prix weñ dafa yéeg États-Unis comme entrepreneur bi contrat wu 1 an la ñu signé loon bi 1 an yi passé ci yoon dañu waroon sax renégocier un contrat ñu xam ni loolu arrangé wul mbooloo mi ndax dina kon prix bi dina yéeg lool ñu waxtaan ak moom ba contrat bi mu signé woon moom lay continuer mais mu proposer à ce que ñu defal ko li ñuy wax work order loolu genre contrat la pour mu def mobilisation ndax ñaari at yi projet bi taxaw yëpp permis yi 1 an lay durer bu ci jeex daf ko renouveler loolu yëpp ay xaalis la assurance bi daf ko renouveler ndax yooyu yëpp bu mu ci bàyyoon mu laps mu indi problème bu gën a tar donc bi mu waxee loolu ñu toog kilifa yi mikaay waxtaan ñu defal ko un work order de $39,000 donc mi ngi demandé sax ci cost overrun li matériel yi changé ak yooyu mais dañ ñu ko loolu waxtaan nañoo ak moom ba fi mu nekk teg na ko ci suuf
donc 2 984 sëñ bi loolu mooy li nekk suñu charge xam ngeen ni aussi kër gi su paree dañ koy équiper ndax contrat entrepreneur bi bokk na ci mu installer audiovisuel installer sound waaye haut-parleur yi loolu ñun ñooy tànn haut-parleur bi ñu neex ñu jënd ko télévision yi xam ni ku nekk ci floor boo xam ni imam bi mu ngi ci beneen floor nga mën ko gis yooyu ñoo koy jënd bu dee bureau bi computer yi ak table yi ak chaise loolu ñoo koy jënd bu dee kër gi it ay lalaki meuble ñun ñoo koy jënd loolu estimé nañu ni dinañu jël $300,000 soo ko boolee ci 2,79 bi daanaka mu nekk 2,400,000 kon pour tontu sëñ bi li mu bëgg a xam ñaata moo war a mën a yeggale projet bi président Pape Dramé def na benn report financier bu wone 2017 2018 gis naa yokk nañ ci 2019 ñaata la ñu dépensé ci compte Masjid Fund soo ko xoolee war na yegg ci presque $900,000 donc $900,000 boo ko génnee ci 2,400,000 daanaka 1,500,000 kon buñ ko amee dinañ war a mën a pare projet bi ci gàttal loolu la ñu bëggoon indil sëñ bi dinañu def un rapport complet yónnee ko incha allah ni ma waxoon léegi président dina woo mbooloo mi comme ça ñu ñëw ñu wax leen surtout xaalis bi fi dugg ndax 2009 bi ñu ñëwee renouveler MICA fekk nañ fi 72,000 ñu def fi juróom-ñett wala juróom-ñaari fundraiser ci Imam Dabo def benn wala ñaari fundraiser ci Alaaji Sëriñ Lo def ñaari fundraiser wala ñett ci président Pape Dramé bépp dërëm bu fi dugg war nañu toog janoog mbooloo mi wax leen dërëm boobu wax leen fan la dugg maa ngi arrêté fii bu fekkee ni am na benn leeralu question incha allah ñu def ko. maa ngi jégalu nag maa ngi gërëm board of trustee bi xam ni ñoo ko ànd man maa ko jiite sëñ Madieng Ndiaye di secrétaire bi ñu ànd ak fukk ak ñeent yoo xam ni ñooy président daayira kër sëñ Touba yi wala seeni ndaw ñi ngi leen di sant ndax ñoom la ñu dénk alalu MICA ñi ngi liggéey ak président nag ak équipe am pour saytu lépp luy alalu MICA fexe ba mu jaar ci ay yi mu war a jaar. jërëjëf sëñ Abdou kon sànq rek bi may wax jotuñu woon tudd daayira xasaayit ñu gërëm leen sëñ Pape Kane ma jaara moo ko jiitee gërëm it jàngkat yu takku yu nga xam ne jógee nañ ba Sénégal ñëw fii jiital ci suñu mag Alaaji Fàllu Njaay sëñ Akassa Samb sëñ Abdoulaye Diouf sëñ Mor Kassé sëñ Cheikh Ngunda Guèye sëñ Moustapha Ñing sëñ Moustapha Diop ak ñi fekk si ñëpp it daayira xasaayit bi ne fii ndawi Sëriñ Tuubaa yi ak Mohamed Diop moom it di jàngkat su xasaayit ak sëñ Modou Mar ak sëñ Saliou Samb daanaka li ñuy organiser yëpp ñoo ñuy jàppale ci njàngum xasida mi ñu gërëm leen bu baax a baax gërëm it soxna Astu Mbàkke Murtada at mu jot mu déplacé ñëw fi sëñ Xaalim Caam it ci jàngkat yi la bokk mu ngi fi ñu gërëm ko soxna maam Marème Mbàkke it ñu gërëm ko sant ko bu baax vraiment doomu sëñ Murtada la waaye saa su ne lépp lu ñu organiser mu ngi taxaw ànd ci ak ñun ñu gërëm ko soxna Diop Mbàkke it mu ngi fi doon suñu gan sëñ Murtada sëñ Abdoulaat mu ngi fi sëñ Moussa Mbàkke sëñ Saddiq ñoom ñëpp ñu gërëm leen soxna Sophie Bousso ak soxna Marème Bousso it ñu ngi leen di gërëm bu baax balaa ñuy jox kàddu kon Cheikh Mamor Mbàkke ci kii bi bëggoon naa tamit ginnaaw jotaay bi xat na te bu ñu fi jógee it amaat na ni ñu daan def ne li ma doon yeggale tamit sëñ bi bu bisu tàggoo bi jàllee xëy na suba la fay amaat rek ginnaaw suba day dellu ni ñu daan def kon ànd ak daayira Maam Jaara jébbale àddee MICA kon ñu jox ko teg ko ci loxo sëriñ bi xeeb ko lool nag di barkeelu
wajal maqaami maqaama murtada anadil fi xidmatin wa ka asaanin asil arani. jërëjëf sëñ Fall. bismillahi rahmaani rahim. mbokki julli ji asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen sant di leen jot li nuyoo Serigne Mountakha Mbacké ni ma koy waxee moom it mu jot li leen nuyoo mboolem kilifay diine yi mu seqal njaboot gi ndax gis naa ne fu ngeen di daje ñëpp a fay nekk te loolu mooy seen ñoo nekk ci sunu kanam. di sant yàlla bu baax it ñu fekkewaat ren yàlla na yàlla may nu fekkewaat ko déwén ci barki Serigne Touba. di leen ndokkeel it ci ni ngeen ko waxee léegi ni ko président waxee mooy bés yi nga xam ne dañ koy def at mu jot te booba ba léegi mu toll ci fanweeri at ak benn bi nga xam ne sëñ Murtada moo ko tàmbali woon ba léegi. muy loo xam ne lislaam yépp ku bokk. di loo xam ne tamit ndam yi tamit ndamul lislaam rekk la jaar ci Serigne Touba Serigne Touba tamit lu jaar ci moom jaar na ci kilifa yépp. di sant bu baax ñi fi nekk ñëpp nag tàmbalee ko ci président Pape Dramé di ko sant bu baax ci discours waxtaan bi mu def discours am wala rapport am wante di sant tamit Abdou Mbaye moom itam ci rapport bi nga xam ne lépp dégg nañ ko bu baax di leen sant bu baax ci leeral gi. di nuyu bu baax le consul El Hadj Ndaw mi nga xam ne moom itam moo fi teewal gouvernement Sénégal ak mag ñi nga xam ne yëpp ñoo fi nekk ak sama mbokk yi nga xam ne noo bokk sëñ Touba ak ñi nga xam ne tamit ñooy ñi nga xam ne ñoo nekkoon ak sëñ Touba ak seeni maam ba muy ñëw ñu àndoon ak moom def naa sëñ Abdou Sakor doy na mi ngi fi waaye mboolem ñi nga xam ne rek xam nañ ñooñu ndax ñooñu ñoom tudde wuñ woon seen bopp ay cheikh waaye ay taalibe lañ tudde woon seen bopp te def naa taalibe moo gën a walaabal moo gën a dëgër. di nuyu bu baax soxna yi nga xam ne ñoo seq daayira maam jaara daayira jigéen ñi ak mboolem ñi nga xam ne tamit ñooy ndaw yi. di gërëm bu baax imaam yi sëñ Aliou nii ci sono sëñ Xaadim Bousso ak Moustapha Diop ak ñi nga xam ne yëpp ñoo seq liggéey boobu. di sant bu baax soxna Walimatu moom it mi nga xam ne ak ñi mu seqal daara ji di ndokkeel xale yi tamit sunu doom yi la sunu sët di rafetlu bu baax a baax. li nu ci dégg ci li nga xam ne rek waxtu bu ne ñu di ko wax di wax ne jàngal fii xale ku xam jàngale xam ne du lu yomb. damay wax ne jàngal fi benn xale jàngal téeméer wala lu ko ëpp ca sunum réew moo gën a yomb ci ku xam luy jàngale ak ni ngeen koy defee. ñi fi nekkit nekk ak yéen ci wàllu jumaa ji muy sëñ Aliou ak sëñ Xaadim ñoom ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen ndokkeel ndax dafay loo xam ne tamit dafay sas wu diis wante ba léegi day déggaguñu loo xam ne dafa nekk jam-jam ci ñoom ci wàllu imaama. di gërëm mag ñi nga xam ne tamit yéen ko seq sëñ Cheikh Mbuub Alaaji Cheikh Mbuub ñi ngi lay gërëm ci suñ tur wante nga jottali na ko itam mboolem mag ñi nga xam ne yéen ko seq nga xam ne yàlla na ngeen fi gën a yàgg waaye saa bu ñu fi ñëwee ba fi sëñ Murtada nekkee ba léegi nii rek lañ leen di fekk ngeen nekk ci liggéey bi te duñ leen dégg ci dara. di gërëm it ñi nga xam ne yëpp yéen ay kër yi nga xam ne yéen a seq liggéey bi mooy daayira yi nga xam ne mooy yéen a fi nekkal sëñ Touba te ñun yàlla dimbali ñu ñuy def at bu jot ñu ñëw seede si wala ñu ñëw fekk si li nga xam ne moom ngeen nekk ngeen di ñu ci boole. te maa ngi koy wax rek démb li alxuraan di wax rek wala taxsibanna allaziina yafraxuuna bimaa ataw wa yuhibbuuna an yuhmaduu bimaa lam yaf'alu falaa taxsibannahum bi mafazatin min al-'adaab. mbir moo xam ne nit a koy def te saa boo dikkee mu sant la ca ba mel na yow a yàlla nee na bis boo defee na yow a te doonoo ca dara maag yow a koy diggaale yàlla noonu ci yàlla musal. ñëw nañ fi ci ni ko Pape Dramé waxee ci le 19 loolu itam ñu ngi ciy jéggalu ndax defe naa ne le 17 lañ programmé woon waaye wal yi ñu doon jël moo amul woon ci date boobu moo tax bi ñu ñëwee rek ci bis bi rek ca suba sa dañoo ne daal di dem Cincinnati daal di wëlbatikuwaat nga xam ne daanaka booba tey tooguñu. bi ñu ñëwee tamit ci bis bi rek li ñu njëkk a def mooy dem Nations Unies ndax secrétaire général bi daaw daf ñu recevoir woon am lu ñu waxoon ren far mu dem bis boobu le 17 boobu ñu defoon ne ci la ñuy ñëw tam ci dafa waroon dem vacance am waaye mu battale sous secrétaire
général mu recevoir ñu waxtaan ci yu bari ci loo xam ne xëy na ca kanam dinañ ci xam lu bari. wax na sax xëy na luñ fay nos ci université Cheikh Ahmadou Bamba jombul moom ci boppam dana ñëwal boppam Sénégal ci conférence yooyu. ñu dem Cincinnati fekk fa ñu ngi leen di sant bu baax loolu it bokk ci liggéey bi. wax naa leen ne man liggéey bi bu ma ñëwee du ma taamu fu may dem ak fu ma dul dem. damay bàyyi ñu tër programme bi nuñ ne fan la ñuy dem rek ñu dem fuñ ne tamit fii nii lañ koy doxale ñu ànd ca loolo. ndax xam naa ne lépp lu mu ci mën di doon luy defar rek lay doon te jàpp naa ne sax ñun lépp lu dul defar sax ku ñu ci dugal duñ ko nangu. kon nag mu mel ne kon foofu lañ ci dem ak Atlanta ñu ngi leen di gërëm bu baax ci seen taxawaay ak seen liggéey yu rafet. jóge fa ñëw fii tamit dem Washington ci ñoom itam muy le 26 bi nga xam ne mooy seen bés. wante la ko jiitu tamit day def at bu jot waa département d'État dañ may recevoir bu am solo boo xam ne lu bari dañ ko fay wax te ku ne xam na ne foofu buñ xasee bay defee noonu at bu jot te audience bi sax Sénégal lañ koy fixé te ci seen ambassade lañ koy fixé. buñ fa demee tamit mosuñu faa dem mukkit nag wax fa suñu soxlas bopp. lépp luñ fay wax rek mi ngi jëm ci l'islam ak ci sëñ Touba ak ci nun ñi nga xam ne noo fi nekkal sëñ Touba. ñoom it nag ñu di leen sant bu baax ndax ku ne xam na ne foofu yombul te saa buñ demee ay kilifa ñooy daje yu bari toog ay waxtu lu waxtaan ci lu bari ci àdduna bi loo xam ne xeebu ñu jë te loolu lépp sëñ Touba la l'islam la wante yéen ñi nekk fii tamit xam nañ ne am na noo xam ne bu ne demee woon loolu du mën a am. ndax buñ fay wax fokk ñu tudd leen fokk ñu xool ci la nga xam ne ngeen nekkee te luñ cay wax wala ñu di ko defee fekk na ñu xam ci yéen loo xam ne moom mënuñu ko xam. kon mosuñu faa wax ci dara ci yéen loo xam ne lu dul lu baax la bañ weddi ko wala du dul dañ koo gën a confirmer kon loolu beneen sas la. loolu tamit moom lañ dem ñëwaat fii ci bés bi ci des muy le 28 bi. ni ngeen ko xamee biñ ñëwee tamit maa waxoon Pape Dramé nekkoon nañu xool ndax bés boobu le 28 bi dafa bari lu mu symboliser. nañu gën a teg lépp ci anam goo xam ne ñi nuy xool danañ xam ne nun li nuy jëf ak fi nu ko jëmee xam nañ bu baax ne ku ne mën nga cee jariñu. lépp nag loo xam ne sunu yëfi bopp la bu nu wéetee mën nañ koo def wante biir Nations Unies ak marche bi noonu nañ ko organiser ba yenn yu ci bari ñu dindi ko. loolu it ñu ngi ci sant mbooloo mi bu baax ndax defe nañ ko nañ ko waxe woon. conférence bi tamit ku ne xam na ne ñu ngi sant bu baax borom xam-xam yi fi nekkoon di def ay conférence yu am solo ndax loolu mooy liggéey bi. ndax tamit ñëw fii maa ngi fàttaliku bu yàgg ma waxoon ca jamono sëñ Mourtala muy dem ci dëkk ma daan def bu demee daaw ma dem ci bu ma ko waxul waaye am ci yoon wi xam ne dafa mel ne ña fay ñëw buñ ñëwee ñenn ñi ca àndandoo ya la ñuy lijjante mooy xaalis. daayira bi joxe na nangam daayira bi joxewul nangam daayira bi ñu rus ci lool am ci kersa lool. ndax ku ne xam na ne ñooñu alal du leen yëkkati li leen boole ak ñoom it du alal. te am ñoo xam ne li may wax rek alal dañ ko deful jumtukaay waaye jëmukaay lañ ko def lu ne rek dañuy defe ne foofu ba loolu ko tax a jóg. ñu ne leen woon nañuy fexe ba di def ay waxtaan di ci gindi taalibe yi. ndax ña fa nekk am na ñoo xam ne soxla nañ lu mel noonu loolu moo taxoon. loolu moo wéy ba léegi ñu ngi ci sant bu baax a baax ñi nga xam ne ñëpp ñoo ci taxaw ñoom sëñ Abdou Salaam ñoom ak Ahmad Samb ak sëñ Samb Bousso ñoom sëñ Mourtala Amar ak ñi nga xam ne ñëpp ñeenu ko bokk. di sant bu baax jàngkat yi sëñ Fallou Ndiaye da la ñaanal yàlla yokk sa fan ay la wér. ndaxte wax dëgg yàlla war ngaa xam ne jàngum xasida dama doon wax ne saa bu ko nit yëkkatee ci xasida bi ak lu ca sëñ Touba mën a wax ndax xasida yi message la yu sëñ bi di yónnee da nga ci gis nit koo xam ne nit day yoo jàng rek mu daal di koy yóbbu fu sore nga gis koo xam ne day jàng ba teer du sax yëngutu. kon yëf yi am na lu nekk ca biir mooy ki koy def bu fekkente ne nam koy defee ca biiram la nekk kooku bu jóg génnee ci biir rek lay dugg. loolu tax na saa bu nekk lu mu niru ku néew doole fokk sa xel dem ci ne lii ci nitu fa mu jógee fu wóor la. kon ñu ngi lay ñaanal bu baax ak ñi nga xam ne yëpp yéen ay xale yéen itam ànd ak moom di jàng xasida yi rek ni ñu koy waxee rek la xasida yi message yu sëñ Touba la ci la def lépp. moo tax tubaab yi xëy na luñ ko sonal loolu bu ko def buñ ko tëye woon ci boobu anam kon loolu mooy ak tëyeem waaye bañ ko deful rek lañ xam ne moom tëyewuñ ko woon dañ ko doon dimbale. kon tamit ku ca nekk di ci yëngatu nga xam ne da nga koy génne pour nit di ci jariñu ci dégg gi kooku tamit du nekk na loo xam ne du lu woyof. kon yéen ñi nga xam ne ay ndaw ngeen yéen itam yàlla na leen ci yàlla sàmm te dimbale leen ci. di nuyu bu baax tamit soxna yi ñoom tamit wax ngeen ko lépp loo xam ne yéen a ngi ca yéen a ànd ak ñoom ñu di ci def seen doole di ci def seen alal di ci def seeni waxtu. loolu it
muy loo xam ne ku ne xam na ne ndamul diine la, ndax lépp loo xam ne gis nga jigéen nekk ci ak ndaw loola lu mën a jëm kanam rek lay mën a doon. kon nag su ngeen nekkee ak fii ak lu jafe-jafe ak lu ngeen mën a nekk ci ay jafe-jafe ngeen di ànd ak seeni càmmiñ ak seeni sëriñ nekk ci loola tamit ñu ngi leen di ñaanal yàlla mu sàmm leen sàmm njaboot gi. xale yii tamit du yu ndaw yii tamit ñu di leen ñaanal bu baax, ndaxte nii ñu ko gisee ku ne xam na ne am na lu ci rax, ndaxte gone gu juddoo fii xamagul luy Sénégal ñu ci bari mel nii melo woo xam ne xëy na yaa nga gis nit koo xam ne ma nga ca digg barab bañ jàpp ne ku fa ne dangaa war na nga war a mel nga war a mel. kon ku ne xam na ne lu baax moom fuñ ko tëyee rek mu des fa. kon ñoom itam ñu ngi leen di gërëm di leen sant di ñaan yàlla mu sàmm leen ba ñu doon mag. di gërëm it waa dëkk bi yëpp ak ñëpp nag. dégg nañ bu baax rapportu Abdou ak rapportu Pape. ñun toujours li ñuy wax rek benn wax bi rek la. nit koo xam ne day ab gor di jullit juróo ko jëndoo ko. mu jël dooleem ak alalam ne da koy def ci ngir yàlla, man defe naa ne nit la muy war a xool ci moom. mooy jéem lu ko sawarloo. wan ko it ne ko la ngay def du loo xam ne bu la neexoon nga bañ koo def. te yàlla rek nga ndax te lépp nag di sëñ Touba rek. ndax sëñ Touba dafay jaarukaay ci yàlla jëm ci yàlla jaarukaay boo xam ne. yomb na xëy na ndax yàlla yombul waaye wut na ay yoon yoo xam ne mën nga caa jaar mu gàtt lool nga defe ne yàlla dafa yomb fekk dafa laa bëggal dimbale. wax naa ba tàyyi ne yonent yi alayhimu salaatu wassalaam bari nañ lool. boo dee jàngat doo xam lan moo waral loolu. ndax yàlla mooy yàlla. moo nu bind kenn ku ne la ci sa biir moo ko xam. wante bu dee yebal ay nit ne nun nga xam ne bu doon ay malaaka it mu yebal ay malaaka wax na ko. bun dee ay nit ne nun mu yebal ay nit nun ndax bëgg lu ñuy def nu def ko ci sunu sago. kenn bañ lu caa gétteen. bu loola demee ba amatul it mu fexe ba am nit yoo xam ne ñoo jógal seen bopp di def la ñooña daan def wala lu ko raw. kon loolu lépp sunu borom ak xéewalam la ak yombalam ngir nu bëgg nu am texe ëllëg ak tey. loolu tamit teewul kenn ku nekk ci nun am nu mu ko bëggee waaye weesuwul bëgg-bëgg bu ma benn bëgg-bëgg bi rek la. waa baax na waaye nañ xam li nga xam ne mooy première étape bi nga xam ne su ngeen ko defee lu mu mën a mel bu mu toll rek ñu teel koo xam. bu ko defee ñun tamit ñu teel kenn ku ne ñu la nga ci sasoo bu ëllëgee ngeen daje wax ne nangam la. bu ko defee kenn ku ne wax ni li laaj man ngeen mën a def calcul yooyu. mën a fexe ba daal di ci dugg loolu mën a noppi nga xam ne foofu moom duutuñu dem ci yenn yi. loolu daal mooy li nga xam ne ñun moom la ñuy moo ñu yitteel ci wax ji. kon nag ñi ngi gërëm ñëpp di gërëm média yi di gërëm sëñ Xaasim ñoom ñi xam ne sunu mbokk yi fi nekk fii ànd ak taalibe yi di liggéey ñu xam ne loolu rek moo fi may dara. ndax sunu sëñ Tuubaa kat ay bokkam yi ko toppoon toppe wuñ ko woon ab deret nekkoon buñ ko topp. dañoo gisoon ci moom yàlla ju mat sëkk ñu bàyyi seen lépp ànd ak moom. kon mbir yi tamit li ci nit di amee mooy nga liggéey rek. kon tamit su ngeen fi nekkee fàtte si leen lépp nekk ci liggéey bi ba ñoom fu ñu limaale leen ñoom ñi kon da ngeen am ngeen avantage yu bare. kon nag yéen itam yàlla na leen yàlla sàmm sëñ Xaasim yéen a ngi leen gërëm bu baax a baax di leen xamal ne rek loolu rek mooy mbir. xale yi tamit li ma ci waxoon rek la nañu fexe ba am ay colonie de vacances di ko indi. wax leen nañu Al Azhar ni ngeen ko xam ngeen fi mu toll. lu mat ay juróom-ñeent fukki junne ak lu topp nga fa. def naa Moustapha Diop ba ngi fi xam na rapport bi ñu ndax bu yàggul lañu doon tëj. université Cheikh Ahmadou Bamba itam tàmbale étudiants yi nga xam ne état Sénégal ñoo leen fi orienté ëpp nañu ay junni. loolu lépp ñu fexe ba ca ña fa nekk lépp la ñuy wax. kon nañu fexe ba xale yi ñu dimbale leen ñuy def ñun wax naa leen ne suñ dee ñëw suñ nu ko waxee dañ leen organiser. dañu leen mën a yore bu dee fukki fan ak juróom ñu la ca war yëpp ñun ñoo koy def xanaa ñu indi leen rek loolu moo ci des. te loolu da leen di dimbale parce que ñii kat ñooy pépinière ñooy ëllëg ñooy taxaw te bu boobaa li ngeen man benn rek danañ ci mën fukk. ndax danañ fekk ñu jël li ngeen leen jox ba pare ak liñ fekk liñ amee fii bu boobaa loolu moo mën a avancer mbir yi. wante buñ leen yarul teg leen ci yoon wi jàppale leen tamit loo defit bu ëllëgee da ngay defaat rek. loolu daal moom lañ ci doon wax njàng mi bu ko defee ñu fexe ñi ngi doon waxante gouvernement bi fii ba juboon nañ ci ñu xool ban pexe ban solide nan lañ koy defee nan la ñuy defee formalité ba nga xam ne danañ fi jënd indi ay jàngalekat yoo xam ne ndax xam ngeen ne sëñ Mourtala moo fi indi woon ay jàngalekat muy imam Dabo mi ak Bachirou Lo ak Mourtala Kane ñooñu dafa waxoon état Sénégal ñu indi leen fi détaché leen ci consulat bi. loola ba léegi tamit xëy na état mi ngi ci xool
wax nañ ko état Sénégal wax nañ ko président Macky Sall waaye wax nañ ko département d'état ba nuñ koy defee ba ñoom noo xam ne jàngalekat dana fi ñëw ñi fi nekk di jàngalekat ñu jàppale leen parce que bu fekkente ne da ngay jàngale tamit di bëgg a liggéey te ba noppi am résultat bu mel nii boobu bu fekkente ne yow jàng rek ngay def kon dana gën a am solo te loolu mooy mbir mi te ñoom américains yi sax loolu da leen a yitteel kon consul ñu ngi lay nuyu bu baax yow itam di la sant bu baax di la sant nga jotti leen gouvernement ndax fii bi nañ ñëwee keroog it président yàbbale na fi délégation Arona Coumba Ndoffène mu ñëw fii ak ñi nga xam ne yëpp mooy député yi fi nekk ñëw finaa gis naa fi Nango Seck ak ñi nga xam ne mooy ña fi ñëwoon ca délégation yi yooyu yëpp ngeen xam ne saa bu nekk ba fi sëñ Mourtala nekkee ak fu mu mën a nekk ci réew yi fu mu mën a nekk dafay yónnee ba mu nekkagul sax ay lu demee bu ko defee mu mel ne nañu kenn ku nekk na nga ñu xam ne loolu mooy li nga xam ne moo nekk ci Sénégal waaw bu ko defee loolu dafay daal di nekk loo xam ne ñoom itam ñu di leen gërëm bu baax di leen sant ndaxte njàng mi dañ ci jàpp bu baax a baax ndax université yi dafa nekk loo xam ne yombul ndax ñun tamit dañ ci sonnoon lool bu ko defee xale yi daal ñun daf ñu yitteel lool nañ ci gën a taxaw kon kilifa yi fi nekk yëpp rek nañ ko waxee rek yéen ñi nga xam ne yéen fi nekk di ay kilifa nu bokk sëñ Touba sëñ Alaaji Mbàkke ñoom di xam ne noo bokk lépp yooyu yëpp ngeen xam ne nii ngeen def rek la nekk leen ci liggéey bi bu leen ci kenn man bu fekkee booba da ngeen di am seen yëf da ngeen di am li nga xam ne noo ko bokk ak yéen ba noppi yéen ak la ngeen liggéeyal seen bopp bu boobaa nag loolu kon kenn du leen ci xatal bu ko defee loolu rek lañ ciy wax kon ñi ngi ñaan yàlla def fi jàmm ñi ngi ñaan yàlla mu ñu fekk waat ko ak jàmm yàlla def fi jàmm lépp lu ñuy def rek ñu def ko ci pas-pas ñu def ko ci ak ànd kenn bañ a képp ku jëwati sa morom na ko ca des nettali rek diw nee na la nangam bu yàggee rek bu gindikoonte rek léegi yëf yi të waaw loolu rek mooy régler problème bi waaye bu ne yoon ko ca des daal di koy dégg nopp mu ne ko man de loolu déggoon naa ko sax te yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne dégg naa sax fen la waaw bàkkaar la waaw maanaam loolu dafa nekk loo xam ne ndegam loolu dégg naa ñu ne te loolu dafa yomb lool man de damaa dégg rek nit a boo ko wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na loolu bokk na ci bàkkaar yi gën a rëy ci fen waaw kon nag mu mel ne kon fen naka la fen waaye fen rek wax fen nit ñi dañoo sawar ci fen waaw nit ku yiw du fen nit ku yiw du jëw nit ku yiw du sàcc nit ku yiw du rambaaj nit ku yiw du def lu ñaaw waaw loolu ak yiw du ca génne da ngay nekk ca bitti bi di ko def boo nekkee ci si biirum nekk yiwadi loolu du yiw loolu ak mbaadoo la sax far waaw bu ko defee nit ki dafay am jikkoom ju rafet waaw di sàmm ni muy sàmmee boppam mu di ko sàmmee moroomam loolu bu amee rek yëf yi day daal di yomb lool kon daal léegi ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ملكت بفضل الله ما كان يسار